mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu dikkee leen xibaar yi li ci gën a fes bokk ci ubbite l'école bi nga xam ne ba tey jii dafa feeñal ay jafe-jafe yenn ci biir l'école yi gone yi par ñett lañ fay toog ndax itam manque jumtuwaay ban yooyu ñu war a soppi ba léegi te ñëwagul beneen ba itam ba ca aju mooy yéex gi am ci wàllu mbind mi nga xam ne ma gone yi wax ba léegi dugaguñu ci école Germaine Diouf doxantu woon na ci Derklé 2 ak Derklé 3. beneen xibaar lu aju ca gone ya nekk ca Pout ñoom nee nañu daal lañ fa gis mooy ne waa Dangote lañ leen digoon fas yéene wuñ ko jëfe wala boo gisaguñ ko te mooy itam dañ leen waxoon ne ñoom bu usine ba fekk baax la ñuy jël ñu fay am xëy waaye ba tey jii gisuñ dara tax ñuy yëgluwaat xamal nañ ko waa Dangote tey jii ne nañu fexe daal ba sàmmanteeg loolu ñu diggoon gone yi. te ci lee Boubacar baykatu ceeb ya ñoo nekk ci njàqare ñoom seen hectare yu ñu béy gis ne daal boo moytul yàqule gu rëy moo leen di yoot boole ca itam xiif dina fa am ndax lañ yaakaaroon ci nawet gi bu fekkente ni itam amuñ ko duñ mën a yore seeni bopp rawatina sax ñu war a fay ay bor yoo xamante ne dañ ko jëloon ci banque yi ñu ngi ñaan nguur gi wallu ñu indi leen ay moto pompe bu ko defee ñu fexe ba amaat beneen campagne ngir mën caa mucc lii mooy li gën a fes ci yéenekaay yi bu ko defee dinañ ko def ak Mouhamadou Bitey balaa boobu xibaaru koom ak Ndeye Fatou Ndiaye tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Gomis. xibaar yi dañ koy tàmbaleek toogaanu ñaxtu bi nga xamante ne waa ñiy liggéey ci collectivité locale yi maanaam ci gox yeeg gox-goxaat yi ñoo ko doon amal tey jii ci suba ci ministère de l'aménagement du territoire ak des collectivités locales gannaaw nag ndaje ba ñu am ca biir fas yéene woon nag dakkal seen grève boobu ña fay liggéey nag dañoo mujj réeroo ak seen i syndicalistes yi ndax syndicalistes yi dañ ne woon dañoo bëggoon sumb waxtaan ak nguur gi bu ko defee itam ñu dakkal xeex bi waaye liggéeykat yi nee nañu daal wóolatuñ sax ñooñu di ay syndicaliste ndax jënduñu leen ndax lañ wax dafa yenuwul maanaa te ñoom fas yéenewuñu dakkal xeex boobu ñu sumb ubbite l'école bi feeñal ay jafe-jafe yu bëri gone yi nga xamante ne itam ñu ngi war a dem l'école am na ci ñeneen ñoo xamante ne demaguñu li leen kale nag lu bëri la ñii dañ leen bindagul ñii itam amaguñu moyen ngir mën faa dem ñeneen ñi di toog par ñett ci ay table loolu itam la ko waral mooy table yi ñu war a yeesalaat te defaguñ ko ba léegi école Derklé 2 ak Derklé 3 soxna Germaine Diouf doxantu woon na fa reportage. ñu bari ca ndongo daara yi tàmbale gu ñu jàng ba école ubbee ba léegi ci bisu altine bi fële ca école Derklé 3 ak Derklé 2 jàngalekat yi tàmbale nañ njàng mi ak ndongo yo jot a ñëw. ñu ci kawam parce que commencé nañ ko depuis mercredi depuis le 8 ñu ko waxee loolu ñu ko commencé. mun nañ ne pratiquement ñëpp ñëw nañu donc suñu jëlee téeméer gu ne mun ñu pratiquement ëpp juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wala juróom-ñaar pratiquement ñu ngi ci classe yi donc soo seetee kenn ñu absenté. li ko waral nag soo ko seetee ba si ba mooy lan soit dañoo dem Guinée mu ñu ñibbisi parce que école bi nga xamante ni dañuy recevoir ay Guinéens yu bëri macha allah fi ci école bi donc am ñoo xam dañoo jotoon dem vacances ñëwaatuñ. ca école primaire Derklé 2 waxtu bi ñoom ñu ngi nekk di defaraat yenn ci ay jumtukaay ya élèves ya nekk ñett ca banc ya loolu nekk ab ñombe ba tax directrice bi moom nee na dina ci andi ay saafara. table banc yi comme mën na mat daaw ren mu manqué. bu fekkee élèves yi dafa yokk dafa am ñeneen ñu ñëw di bindu xam nga kon day am table banc yu manqué loolu moo tax muy am quelque rek élèves yu toog par ñett te dafa am ay vis te xale yi xam nga xale moom dafa mën yàq dañuy toog diviser que vis yi dañ bu ko defee table yi dem fële banc bi nekk fële ñoo ngi nekk nag di leen réparer. ba waxtu wi ñenn ci ay wayjur yi ñu ngi wéy di inscrire seeni doom mu nekk loo xam ni bëri na lu ko waral. xale yi ñëw nañu waaye ba tey am na ñu ñëwagul ndax am na xale yi nga xam ne dañu demoon vacances yi feneen seeni parents sax ñëw nañu ni dañoo vacances yi ñëwaguñu suba wala ginnaaw suba dinañ ñëw am na ñi nga xam ne aussi tabaskeewuñu fi ñoom itam ñëwaguñu am na ñi nga xam ne aussi dañu dëkkoon ci beneen gox léegi ñu toxu ci fii pour déplacer seen doom mu ñëw jàngee ci fi. sama doom Kaolack la doon jàngee léegi mu bëggoon ko orienté fii moo tax ma nekk ba tey dafa di ko inscrire daa ñëwoon fii vacances si maam la nekkoon mu ñëw fii vacances léegi ma doon hésité boobu léegi maanaam dama ko yóbbu mu ñibbi mbala dama koy inscrire fii balaa dernier moment après ma ne xaaral rek ma inscrire fii. jàngalekat yi tàmbali nañ njàng mi même bu nekkee ndongo yu bëri ñëwaguñu ci loolu ñoom ña ngay xaar di defaraale yenn ci seen ay jumtukaay ngir mën a dugg bu baax ci atum ren bi.
Germaine Diouf fële ca Thillé Boubacar ay jafe-jafe la béykatu ceeb ya am la ko waral itam mooy dañ gis ne ren ji seen campagne boobu doxul te boo mooywul itam mën na jur fitna ndax itam bu doxul xiif mën na leen yoot teg ci itam bor yi ñu yoreel banque yi duñ ko mën a fay tax ñu ñaan nguur gi nag mu walu leen gaaw indi leen ay moto pompe ngir ñu mën a sumbaat beneen liggéey bu tax ñu mucc reportage Abou Kane. ca Diagnum ci arrondissement de Thillé Boubacar ay hectares ceeb yu bëri ñoo ne ci waxtu bi ci souffrance ndax ñàkk aménagement ak ndox muy lu gàllankoor mbéyum ceeb mi fii ci diwaan bi. suñu jafe-jafe mooy jafe-jafe suuf jafe-jafe ndox ak jafe-jafe intrant moo boo gisee mooy wax jafe-jafe suuf lu ñu yore fii lu ñu aménagé bariwul. population bi def rëy macha allah dimaat Diagnum Daara ak lu ko wër yëpp ci suuf bi la ñu war a dund te ay petite surface la ñuy yore fii te loolu tamit mënuñu ko exploiter ndax mënuñu ko exploiter moyens yi moo amul ndaxte kii lu ma wax am na yenn jeunes yi aménagement bi baaxul mbënd bi ñëwee. tool yi day occuper tool yi chaque année dañ doon am problème pour problème ndox tool yi parfois da ngay gis ay tool mar ba nga xam ne ba ceeb bi kii wow. ginnaaw jafe-jafe yu ñu nemmeeku béykat yi dañu naqarlu ko banque yi dañu leen di jiiñ que duñu ay faykatu bor. CNCA moo leen joxoon ndox kii intrant moo leen financé woon. mais plus de 15 hectares ya nga xam ni dafa yàqu comme que yàq na borom amuñu dara mënuñu fay comme mënuñu fay yore nañu det banque ren état bi nee na moom mais bu ñu demee pour ñu am nee nañu comme que yéen am ngeen lu desoon année yi passé yi problème bu bënd yi comme léegi ay mauvais élèves la mun leen bénéficier si exploitation 20 hectares yi léegi ay 10 hectares rek la ñu exploité ya nga xam ni 10 hectares pour 40 membres plus de 40 membres ñuy partager 10 hectares yi ku nekk lan lay am tuuti. béykat yi nag di laaj lu waral ko fii ci réewum Sénégal lu tax ñuy wéy di importer lii de produits alimentaires fekk suuf si ak ndox mi bari na fi lool fii ci Podor sa naataango Abou Kane pour la télévision Walfadjri. Abou Kane ca Matam nag jigéen ña ñoo am njàqare bu rëy ndax nit ña demoon julli ji di ay jaaykatu yàpp ak jën ñoo ñëwagul. tax ñoom ca géej ga rek lañ jàpp ndax amatul lenn lu ñu safale seen i cin ñoo tax nag ñu koy yëgal itam ñi nga xamante ne ñoo ci am safara Souleymane Thioy jokkoon ak ñun ca Walf FM dañuy desandi ci ñaxtu yu ba léegi ndax fële ca Pout gone ya fa nekk nag xejootuñu ak Dangote bu fekkente ni itam seen pexe antu na nee nañu daal la ñuy ñaawlu mooy itam usine Dangote tey war a defar wàllu ciment def leen digoon ne gone ya dëkkee ca gox ba fekk fa baax ñoom la ñuy njëkk a jël ci wàllum xëy balaa ñoo seeti feneen waaye dañ gis ne daal wàcc nañ yoon tax itam ñuy yëgluwaat ak ki yore seen kàddu El Hadj Babacar Ndiaye ak ñeneen sax ñu bokk ci ndaw ñooñu waxtaan nañu ak kii di Ramatoulaye Sarr. ba Dangote jógee ba léegi yàlla dogal ñu indi ko fii si suufu Pout muy forêt classée bu Pout jël suñuy suufu maam jox leen ko mu amoon fi ay problèmes yu si amoon ak sëriñ seeg yëpp yàlla dogal ñun ñu dox si ñaan si wàcc si ay kaamil dafa lépp ànd si ak Dangote ak ñoom ba ñoom ñu ni ñu sincèrement ànd nawle la ñu ànd ak ñoom ak gor mais dañoo gis ni ba sëriñ ba ñu sëriñ bi nangulee bàyyi ñëpp ba société bi dem ba nga xamante ni liggéey rek moo si des dañoo gis yeneen tànk yoo xamante ni ñoom jëf nañ ko. lu ñu fi gën a jaaxal mooy que ni ñun fii bu fekkee ni dëgg rek lañ bëgg mu dox si usine bi mooy que ni ressources humaines moom ñun am nañu koo xamante ni mënoon nañoo représenté foofu bu boobaa dana permettre que moom moo gën a xam localité bi moom moo gën a xam population yi moo gën a xam ñu nga xam ñoo say nekk. lu ñu gis mooy que ni DRH bu fa nekk ak chef de personnel bu fa nekk seen i mbokk lañ fa jël di dugal boo demee fu mu toll nii usine ba pratiquement fees na parce que seen i mbokk dong ñoo fa nekk te dañoo waxoon nag ñun lenn mooy que ni kat ñun bañu ñu parce que usine bi pour rek moomu ko Sénégal gi yëpp ko moom. waxoon nañ leen tamit ñun pare nañu pour def ak koo leen bëgg rek poste boo leen bëgg rek ñu def entretien kon kooku dawul ragalu lu muy def. ñoom dañoo war bu baax naqarlu nañ ko carrément tamit te ñoo ngi woo di ko wax ñëpp ñoo ngi koy wax président de la république di ko wax ministre bi di ko wax ñëpp. dañu yaakaaroon ne ba ñuy manifester di yéeg ak a wàcc bu usine bu ubbee daal ñu ci gis sanu bopp
parce que point de presse def nañu revue de presse fu ne dugg nañ fa fu nekk génn nañ fa ma amoon yaakaar ne bu usine bu ubbee lii pour ñu ñuy seetaan sax ci presse bi man dama ciy am kersa. ñu am compétence ñoo fi nekk nan leen gestu nag parce que bëggatuñu lii nan nu woo wax ak ñun ñu wax ak ñoom li nga xamante ni moo mën a nekk ñu mën ko dégg te ñun li ñuy wax ñu def ko. kon ni mu leen di wax ngeen dégg ko la xew nag ca biscuiterie yi ñëpp a ko dégg ndax responsable APR nekk foofu ñoom lañ ne président Macky Sall moo leen mayoon fanweeri junni ñu xeex ca nag ba ñàkk tooy xepp loolu nag tax askan waa am ca tiitaange ndax nee nañu kii la jiite nag waroon la jàppale bu fekkee mu ngi xeex ci fanweeri junni xalaatu mu may la ko tax ñu ñaawlu taxawaay googu reportage Ramatoulaye Ba. mooy ni may xam rek soxna naam gaañ di baatare ci ay cadre 150 000 dafa ruslu. mbetteel di lu askanu commune bu Biscuiterie di yëkk jamono ji mënuñu gëm ne ay responsable politique yu APR jote nañ ba ci waaj a demante police gannaaw bi ñu doon xëccoo ab 150 000 francs bu leen njiitu réew mi may. boo déggee ñu ne la gàcce lii mooy gàcce ay 150 000 quoi da ko jarul ay milliards sax jaru ko. gàcce bu métti gàcce la bon fanweeri junni bi jotale ay nit fanweeri junni c'est vrai bon. xaalis la du xaalis du dara mais bon waroon nañ ko mën a rafetal daal parce que alal bi yëpp fii lay des daal ah. cadre ñàkk fayda la ak gëm sa bopp quoi parce que bu ñu demee ba benn moment donné comme un certain président Macky Sall di génne ay somme 150 000 yu ciy def ay menaces ñàkk gëm sa bopp la rek ah loolu rek laa ko mën a gisee. vraiment bett na ñëpp ah parce que ay responsable politique. war nañu mën a def leneen lu dul xeex pour fanweeri junni. ci xalaatu waa gox bi nag lii dafay wone rek que ne politiciens yi seen bopp rek la ñu fi nekkal. ñi ma gis ñuy yëngu yëpp si jiite yenn mouvement yeeg yenn kii daf mel ni xaalis moo leen tax a jóg donc yërëmuñu askan bi yërëmuñu yenn kii donc rafetul daal. bi ñu duggee ci politique bi ba léegi naada parce que ku ci dugg rek moo na la ci dugal. looloo waral yenn yi parce que buñ demoon ngir yàlla wala ngir defar seen i gox ngir liggéey seen réew kon duñ ci séntu moon yi ba ay cadre 150 000 di leen jaral yenn yi. vraiment c'est décevant du nekkuñu fi pour intérêt population. ci boobu base mënuñu am ci ñoom yaakaar mais vraiment bu doon leneen la vraiment population mën na am ci ñoom yaakaar. nakarlu bu baax a baax xew-xew bi waa Biscuiterie di ñaan politiciens yi ñu xoolaat seen bopp bàyyi xuloo bi liggéey ngir suqali seen gox ngir mu mën a génn ci lëndëm. jib na Cheikh Tidiane Gomis maa ngi lay nuyu. Ousmane Sène maa ngi lay fay. di la ziar di la baalu àq ci julli bi ñu jóg. ziar naa la baalu naa la àq di lay ñaanal jàmm. amiin ñun ñëpp ñu bokk ko. allahumma amiin yaa rabbi. kon ñu tàmbalee mbir mi ak judo bi yaakaar naa itam ñi nga xamante ne ñoo féete ci kilifteefu wàllu judo jox nañu nag kàddu ñi nga xam ñooy Sénégal itam jox leen itam dogal ngir ñu boole njabootu judo bi nga xamante ne fal nañu seen fédération. dëgg la démb lañu fal seen fédération waaye fu mu nekk nii famille yu judo bi maanaam juboo amu fa ñi aw fii ñi lay aw fale ba tax na ministère des sports nee na équipe bi ñu fal démb na fexe ba booloo famille bi ñu déglu ci kenn ci directeur u ministère nekk fale ci ministère des sports muy Cheikh Sarr di directeur des activités physiques et la vie sportive ñu déglu ko tey ci suba. def nañu assemblée générale bi nga xam ni fédération sénégalaise de judo bu bees xam nga ni fan yi ñu génn yëpp coow li bëri woon na mu am ay situation yoo xam ni ci ñuy wax ci média yi lépp loo xam ni vraiment sénégalais yi vivre nañ moment yoo xam ne neexu leen ndax sport warul jaxase ni daf leen war a boole. ce qui fait que bi ñu tenir assemblée générale bi am na benn bureau boo xam ni élire nañ leen pour que ñoom ñoo yore léegi judo bi ci Sénégal xool nañ ni assemblée générale bi jaar na ci yoon dans le calme parce que nit ñëpp tey nañu ñu jàllale ko et de manière démocratique ku ci nekk li nga bëggoon wax nga ko def nañu assemblée générale bi mettre nañ en place un bureau. maintenant question bi nga ma laaj effectivement loolu la ñu bëgg nañ wax nañ ko en tout cas équipe bi ñu xam ni fan nañ leen démb ni leen nañu fexe ba nga xam ni ñëpp ñoo xam ni dañu nekkoon ci bii boor wala bële ñu boole leen ba nga xam ni njabootu judo bi yëpp mën a wax li ñuy wax le même langage mooy ñu bokk benn loo xam ne benn bëgg-bëgg donc ñu dajale mbooloo mi nga xam ni yëpp ñu ngi ci judo bi ñu liggéey ñu xam ni li ñu war a boole mu ëpp njëriñ li ñu war a xaajale judo bi moom moo ñu yëkkati sport sénégalais moo ñu yëkkati loolu moo tax message boobu la ñu ministre waxoon ni nañ ko wax et wax nañ ko équipe bi nga xam ni et président bi mu jëlee parole tamit loolu la wax dina fexe ba nga xam ni
dina dajale en tout cas ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngu ci wàllu judo ñu waxtaan xool ni nga xam ne dañu mën a def ñëpp àndaat pour que affaire yi jaar ci yoon Sénégal delluwaat ci place fa la nekkoon ci judo ci Afrique ak ci àdduna bi. gannaaw judo Cheikh Tidiane Gomis dañuy dem ci wàllu football ci Tunisie Sénégal ñu gis ne gaynde yi ba léegi am na ci ñoo xamante ne ba léegi teewuñu ci li nga xamante ne mooy équipe nationale. waaw dëgg la Ousmane Sène fu mu nekk nii Alain Giresse du mun a yaakaar ci kii nga xam ne mooy Moussa Sow ak Salif Sané ñoom ñaar nag professeur Fallou Cissé di médecin club Lyon yi nee na daal ñoom ñaar dañoo seen gaañu ba léegi tànneeguñu gannaaw bi ñu gaañoo ci match boobule nekk amoon fii ajjuma waaye nag staff technique bi mën na yaakaar ci Demba Ba ak Karamboj yoo xam ne ñoom ñi tànn nañu bu baax mën nañu jouer match bi te Ousmane Sène li ñu mën a wax mooy fu mu nekk nii waxtu wii ñuy wax ak yéen équipe nationale mu nga ca jaww ja di jubal fële nga xam ne moom mooy Tunis ca Monastir foofu la ñuy jouer match bi bu 19h15 jotee ci alarba ji suba nag la sunu gaynde yi di amal seen lii di entraînement bu njëkk foofu ci heure match bi fàttali ne rek tamit que Sénégal ba léegi moo nekk ci bopp raw gàddu gi am ci juróom-benni poñ am ci golavérage am moo gën bosu Tunisie parce que moom ak Tunisie ñoo tolloo poñ ba tax na Sénégal am na plus 4 Tunisie am plus 2 kii di Égypte nag moo nekk seen moo topp ci ñoom am ñetti poñ loolu moom mooy li nga xam ne moo soxal lii di poule G bi Ousmane. léegi ci Sénégal Tunisie boobu ba léegi Allez Casa di ab kuréelu supporter ya fekk baax ca Casamance ñu mel ni dañ leen bàyyi fii ca ba ñuy départ. waaw Ousmane kooku ca match ba la woon. mooy match bi Sénégal Tunisie voilà ca match ba la woon dañoo ñëw ba ca. waaye toog xaar ba sonn joxuñu leen seen i ay billets noonu la ñu jëlee seen i bagages. seen i kaaka seen i yëpp dégg nga ñibbiwaat. mu nekk loo xam ne nag metti na leen parce que ñoom fu Sénégal mësaan nekk. dañu ñëw teew. dégg nga wane seen bopp joxe seen maanaam participation bii nag am na lu leen metti fédération bi leen déplacé la ba indi leen joxu leen billet ñu déglu ci kii seen njiit fii ci Ndakaaru di Malamine Tamba. comité Allez Casa ñëwoon nañu bëgg a jàppale équipe nationale Sénégal dañu ñëw de stade ba supporter yi jóge fu nekk ci Sénégal am ñu jóge Ziguinchor am ñu jóge Thiès am ñu jóge ñëw supporter équipe nationale Sénégal dañu ñëw de terrain ba ci ki yu ñu jógoon gisuñu dara donc dañu toog ba 20 heures maanaam dafa def say 15 minutes coup d'envoi avant le coup d'envoi jël décision Casa Sport di que amuñu bi dañu wax ci supporter yi ñu defoon bëgg ñu génn ci biir stade bi ñu war a ñibbi ñu war a dem seetaan bi match télévision ñu mën a dem seetaan mën a dem egg seen kër mën a seetaan télé parce que loolu won na ni en tout cas jëf jooju ñun dañuy yaakaar ne mënul avancer mënul développer football Sénégal lu tax Sénégal. waaw kooku moom moo doon Malamine Tamba nekk kuréel bi ñuy wax Allez Casa bu Ndakaaru Ousmane Sène looloo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram. ñu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Tidiane Gomis ñu ngi gërëm di sant itam ñi ñu teewlu ñaareelu xaaju xibaar yi ñu war ko tàmbali ak xibaaru koom ak Ndeye Fatou Ndiaye. altine fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2014 mbokk yi dalee nag jàmm ci seeni xibaar yi koom-koom. ayu bés bile daañu waxtaanee lu bëri ci wàllu chiffre maanaam xayma ci seen xibaar yi koom-koom ndax kat ren ji di atum 2015 bi ñu dëkkmal rawatina nguuru Sénégal li mu na ma def ci gafam li mu na ci $2,7 téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards ci kopparu franc CFA ñu nemmeeku ne yokkute am na ci budget bi boo ko méngalee ak atum 2014 bi ñuy waaj a jeexal liñ ci xayma sax moo di téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari milliards ci kopparu franc CFA ren nag budget 2015 bi coppite yi bokk na ci wàllum investissement yi ñu na ma def ci plan Sénégal émergent moo gën a am solo ci budget bi waaye nag duma ci xuus dama leen di bàyyi ngeen teewlu.
atum 2015 bi ñu dëgmal nguuru Sénégal li mu nam ma def ci GAFAM mu di budget bi mu war a dépenser ci at mi yépp liñ ci xayma mooy 2 junne yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards ci kopparu franc CFA mu am nag yokkute buñ ci nemmeeku ñu xayma ko ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari milliards boo ko méngalee ak loi des finances bu 2014 bi nga xam ne ci la ñu nekk te ci waaj a génn liñ ci jàppoon ci at boobu di 2014 moo di 2 junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari milliards moom lañ defoon ci atum 2014 bi ñu génn ren nag coppite yi ñu nemmeeku ci budget 2015 bi moo di lu jëm ci wàllu investissement yi jëmee Sénégal émergent am na ci wàll bu rëy ndax ci biir budget boobu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari milliards moom la ñu duppee lii di investissement yi ci plan Sénégal émergent ren nag ci budget bi gis nañu ne li ñu daan jox ñii di ministères yi dañ koo wàññi bu baax a baax ndax xaalis ba fa doon dem dañ koo bëgg a dugal ci yeneen ni diwaan yu ko demee ni wàllum béyum ceeb gi nguur gi bëgg na cee def 20 milliards ci budget 2015 bi lu jëm ci courant bi niñ koy defee ci biir àll bi ngir ñu mën cee jot fukk ak juróom-ñetti milliards moom lañ ko jagleel lu jëm nag ci ferme agricole yi nga xam ne nguur gi bëgg na ko fee def ngir jël suñu mbéy mi gën koo suqali ba mu jëm kanam ak it yoon yi jafe-jafe yi ci am jël nañ fukk ak juróomi milliards ci budget atum 2015 bi méngalee ko lu ni mel ngir nag comprendre wala sax xel yi gën a leer ci ni nguur gi doxalee budget bi li mu ci nama def daal moo di lii di région yi wala sax capitale régionale yi ville yi comme niñ koy woowee dañoo gis ne at yu yëpp lépp lu jëm ci wàllu budget ñoom lañ ci doon wutal doole di bàyyi àll bi muy féete ginnaaw nguur gi nag loolu la bëgg a dindi tegee ko ne jël lépp lu mu am yóbbu ko ci àll bi ndax jafe-jafe ya fa nekk mën a wàññeeku mun nañ am beneen jàngat ci budget bi ci atum ren di 2015 moo di wàllu social muy dundinu askan wi lu leen ko muccal ayib yombal leen ko budget bi jël na ci wàllu wu am solo jëmee ko ci subvention yi ak lépp luy wàññi njëgu dund gu cher gi am na leen luñ ci wutal ay pàcc yu am solo ci budget 2015 bi. ñaar fukk ak juróom benni xar moo des ci capitalu Sénégal di Dakar gannaaw bi ñu defee feetu tabaski ba noppi loolee di ay xar yoo xam ne mujj ñoo jar ci tabaski bi li ko indi nag liñ ci indi ci ay leeral bëri na waaye nag service de l'élevage moom dëggal nañ ne ren moom bi ñu tabaskee ba noppi ñaar fukk ak juróom benni junni xar moom des na fii ci Ndakaaru njiiti réew mi di président Macky Sall ci ay bés bi ñu génn bi ñuy def lii di conseil des ministres soññ na nguur gi ngir ñu fexe ba lépp lu aju ci équipement yi ñuy def ci école yi def ko ci bureau yi wala sax ci administration publique bi nañ fexe ba boole ci ñi nga xam ne ñooy menuisier ébéniste yi ñu nekk fii ci Sénégal ndax kat seen mbir moomu ñuy yëngu am na ay jafe-jafe waaye nguur gi bëgg na taxaw pour jàppale leen jox leen ay marché ñi nga xam ne nag ñoo ci yëngu ñoom rafetlu nañ ko waaye ñu ngi xaar ñu dëggal bile jëfin Mami Khady Niakh ñi nga xam ne ñoo di menuisier yi bëggatuñoo teg bët meuble yi nga xam ne ni moom la ñuy dugal ci biir réew mi ndax kat ne nañ dafay sooxeel seenu liggéey ya indi nañu problème boo xam ne daanaka liggéeyatuñu presque non liggéey bi doxatul moom meuble importé yeeg manque de moyens tout lépp ngi ci biir. bëgguñu ko mais même ñi koy indi sax xam nañ ne baaxul même ñi koy indi xam nañ ne baaxul meuble yoo xam ne boo xam ni boo ko démonté pour monter waat ko rek déjà diggante boobu rek lépp ay yàqu. loole nag moom moo tax ba Issa Diouf di sàkku ci kilifa yi ñu may leen doole bu ko defee ñu defante ak meuble yi nga xam ne ni moom la ñu dugal ci biir réew mi ndax kat xam-xam bi mu ngi fii. mais ñu jàppale ñu loolu rek la nañu jàppale même bu fekkee ne problème mu kii bi mais nañ ñu dooleel ñi fi ñuy importer dañ leen dooleel pour ñu mën fa dem di importer mais nañ ñu dooleel ñu nit ñu mën a liggéey di concurrence ak ñoom. jafe-jafe yooyu la ak yeneen bokk na ci seeraayu dénk yi naka noonu lay ñàkk jumtukaay yu doy ba mën a amal seen liggéey ci anam bu jaar ci yoon. xam nga Sénégal bi wax Djibouti moom la ñu gën a taamu te dafa cher moo gën a cher ci bois yi fii chaque instant da ngay xëy pour dem jënd bant dem diggante bi rek mën na yokkuwaat mètre cube bi fekk yow jël nga liggéey jël nga avance ba pare pour liggéey nga dem diggante bi mu yokk dafa metti dogal bi nga xam ne ni njiitu réew moom la jël ba bëgg a dooleel ñi nga xam ne ñoo di menuisier yi ñu si bari ñoom dañ kaa rafetlu waaye bëgg nañu daal di koy jëfee ci lu mu gën a gaaw. lii lañ leen indiloon ci seeni xibaar yi koom-koom di gërëm René Charles Fall mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarala gi maanaam ci technique bi leen di ñaanal ay bésu jàmm dig leen daje ay bés bi ñu dëkkmal incha allah. soxna Ndeye Fatou Ndiaye bi altine incha allah ci beneen journal kon économie maanaam xibaaru koom bi
ñu ngi lay gërëm di la sant li des ci ñaareelu xaaj bi mu ngi aju ci li gën a fës ci yenn kaay yi ki ñu ko nafaral Mouhamadou Biteye. jàmm ana fa wànnante di mujjee ki gëtëm ci lay Karim Meïssa Wade gi observateur nañu daraar ci leeragul layoo gi def na ñetti weer waaye lu yàlla xam doy na journal bi nañu du kenn ku la mun a wax ci jamono ji rek ana kan moo tooñ ci diggante Karim Meïssa Wade ak nguur gi waaye li leer ba leer mooy ne rek doomu Abdoulaye Wade ji fi mu téyee gën a dëgër ndekat ci juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukki milliards la tuuma yi tàmbalee woon mujj rek ci ñaari milliards ak lu topp sunu naataango Papa Ndiaye ne awkaay yi leeral Karim Meïssa Wade day ndorteelu layoo gi doxul ci ñoom ndekat lu ci bari lu ñu tegoon ci lu mun a génnee Karim Meïssa Wade ci layoo gi juge bi di Henri Grégoire Dakar dàq Walfadjri yéen kaay nañu tey ci altine ji la layoo gi di dooraat gannaaw rek ba ñu noppaloo ab diir waaye nag bu yóbboo nguur gi def ci ndànk tey ci yëf yi ndekat lu ne mën na cee xew te su Karim Meïssa Wade amee ndam poson la ci ñoom ak ci njiit réew mi Macky Sall mi ñu observateur ne waxtaan wu yaatu la seq ak waa Jeune Afrique Sallingaari dane lay Karim Meïssa Wade gi day ni mu koy dundee neexu ko bu sañoon rek du ni demee bu ñu nangu woon fay trésor public konoon yëf yi du yegg si fii tey waaye nag bay wéy na mbuus bur teg na ci loxoom journal bi nañu Kor Marème Faye yemul foofu rek nee na baayam maître Abdoulaye Wade sax day bu ko yoon woowoon ngir rek topp ko ngañam du ci nekk ne dara la ci dul mën na Sud Quotidien ne Macky Sall kay dafa sëllax maître Abdoulaye Wade waa CREI ba noppi na ci observateur tey ñi ngi ŋàññi soxnaam di ko tuumaal ëllëg bir na ko ne rek doomam moom mooy aye li ko ci dimbale sax ci jamono ji mooy ne rek doom ji gone la waaye nag bu doon ni waxambaane tey ji daañu ko tuumal ne dafa bëgg a wàññi mandaayam ngir rek doom ji wuutu ko Direct Info nañu Macky Sall day demul bay fo ku laal Adja Marème Faye laal nga xolam moo tax rek mu ne bu kenn laalati reenu xolam ne deful dara lu tax ñu war ko ŋawtee ko am sa alaaji dend ak moom di ko bégal te loolu rek la Adja Marème Faye def moom moo tax sax muy rey boppam di ko rek dimbale ci ni réew miy doxee daw coow ne neexul ba neexul waaye nag Macky Sall day buggul ko xoos kontooru xolam te ku ko ci def rek loo ci góobee na nga ko gar dawkatu coow bi ne jigéen alalu yàlla la lu mu bëgg la yàlla bëgg Direct Info nañu Macky Sall yemul foofu rek ndekat li ko nit ñiy tuumaal naan dynastie Sall maanaam rek jiite réew mi moome ki mbokkam Macky Sall nee na loolu ay caaxaan la muy Mansour Faye di Aliou Sall ku ci nekk rek da ngaa ñafe ba falu ñi ko fal moom Macky Sall tribune yéen a kaay nañu am na ci ñuy sàkku rek seen wàll ci nar wi te moom mooy waa Macky 2012 journal bi nañu Macky Sall day lañ doon dajeel keroog ci gaaw gi waaye nag àndandooru démbam yi day lu ñu ko waxul dañu ko fàtte waa Macky 2012 dañ ko ne joxu leen benn cër te bu yegsee fii tey ñoom am nañu ci wàll bon nag fu fekkee ma ci boole mi mujjee ñëw mën a seddu ñoom war nañ faa mun a yaataa yëmbee populaire yéen a kaay nañu ba waa Macky 2012 daane lay day ci la Macky Sall jël kaddu ya wax leen ñetti dëggam Kor Marème Faye daane leen du musa rek nangu ñu koy xalal yoon wi mu war a jaar ngir rek jiite réewum Sénégal du ci Macky 2012 du ci Benno Bokk Yaakaar te du ci partem APR moom moo yor cëggalu guyam moom mooy seet rek nu mu koy njambaane te noonee la njiiti réew war a doxalee doxalinam ak député mi libération nañu mooy rek sàkku ci ñoom ñu àndat ak Moustapha Niass falaat ko njiitu pencum ndaw réew mi journal bi nañu ci ndaje mi mu doon amal rek ak waa Macky 2012 la yëkkate yi le kaddu ba sàkkuwaale itam ñu bàyyi Moustapha Diakhaté mu leen di jiite ca pencum ndaw réew ma ndax rek liggéey bu rafet bi muy def sunu naataango Cheikh Mbacké gisee ne député Alassane Ndoye moom moo këpp suuf ci cere ji Moustapha Diakhaté la dugg ne ko nag gis naa say woote man maa la bañ a wuyu moo tax jëluma benn yoon portable ndekat yow saa boo wootee rek sa njëriñu bopp la Alassane Ndoye ne ko woo naa la lu dul benn du ñaari yoon nga lànk ne doo wuyu Grand Place ne mbootaayu député yi Benno Bokk Yaakaar yi day ñi ngi ci yoonu tas ndekat coow li bari na ñenn ci député yi ñooy sàkku rek ci Moustapha Diakhaté mu tekki ndombal tànkam journal bi nañu waaye ki leen njaboote ñoom ñëpp di Macky Sall day jël na dogal dalal ñaari dank yëpp waxtaan ak ñoom laataa rek muy tukki sunu naataango Abdou Aziz Seck ne li leex ba leex mooy ne rek Moustapha Diakhaté daanoogul benn yoon te itam jege na lool kontooru xolu Macky Sall di Adja Marème Faye Makhtar Diop la si yéene kaay nañu sampuk ndëndëm gi ci njiitu BAD di Banque africaine de développement taq na suuf ndekat ab bataaxalu bu yëgle la waa makkaanu jëw ne ji ñu dénk koom-koomu réew mi génnee di ci xamle rek ne Sénégal du joxe candidature Makhtar Diop journal bi nañu Macky Sall dafa ŋarale ci yëf yi te ñoom sax day dañoo xamul lan moo waral rek bataaxalu bu yëgle bi ni mel Le Soleil yéen kaay nañu mbir wootee njiit réew mu Burkina Faso 2015 day Mankeur Ndiaye indi na ci leeral jëwriñ ji dane Macky Sall day mësta wax ne dafay jàppale Blaise Compaoré ngir rek mu faluwaat bon coow leeg wax ji jaru ko li mu leen jaral ñoom waa Bin Laden bu leen Sénégal joxul seeni koppar yi ñuy laaj Le Quotidien yéen kaay nañu moom mooy rek dakkal liggéey ba ñuy amal ca
aéroport international bu Blaise Diagne niki rek décembre journal bi nañu koppar yi ñuy laaj nguurug Sénégal day toll na ci juróom-ñetti fukki milliards juróom-ñaar fukki millions si wal yéen kaay nañu mooy koppar yi Serigne Mboup génnee ngir rek ñu defar ci forage ci Touba Mbacké niki gaaw lañ doon teg xeer wu njëkk wi ci teewaayu kilifa yu mag yu nekk ci diwaanu Touba journal bi nañu neexul ba neexul